kenn mësu ko cee bind. moo tax ñu tey dañ ko non kenn mësu ko cee bind. les conclusions du rapport de l'IGE kenn mësu ko cee bind. est-ce que ça signifie que rapport yi leen arrangé moom la ñuy génne yi leen arrangé wul ñu téye ko. mais rapport bu ñu soxla ñoom xam nga Idrissa Seck bu ñu koy dugal kaso. IGE la déparé woon dañ ko déclassifié. Macky Sall premier ministre moo woo diplomate yëpp ñu toog mun na leen muy liir di wax lu tax ñu jàpp Idrissa Seck dañ ko déclassifié coow li bari ci affaire Khalifa Sall ak ay avocat na leen déclassifié leen rapport bi ngeen liir lan moo ci rapport parce que lan lañ ci bind mosuñu ci bind déclencher des poursuites contre Khalifa Sall dañ ne revoir le mode de fonctionnement de la caisse d'avance et le décret instituant la caisse d'avance loolu lañ bind ci rapport boobu. alors moo tax ñu ne ko teg moo tax nangu ñu woon déclassifié mais bu leen leeroon ne dañoo bind ci rapport bi déclencher des poursuites judiciaires contre Khalifa Sall ñoom ci boppam ñooy koy déclassifié teg ko. mais xam nañ ne dañoo déclencher poursuite parce que bon c'était un règlement de compte politique. à ce rythme est-ce que duñu affaiblir organe de contrôle yi wala sax ñu dem ba image peut-être bi ñu war a am mu yàqu. mais organe de contrôle yi. affaiblir organe de contrôle parce que finalement su rapport yi ban njëriñ la am. finalement moom affaiblir organe de contrôle mi ngi tàmbalee muy liggéey bi mu war a liggéey ba pare jébbal la rapport boobu nga ne ko waaw bon yéen magistrat ngeen mais dinaa teg benn commission pour mu xoolaat li ngeen liggéey musta am Sénégal Senghor musu koo def Abdou Diouf musu koo def Abdoulaye Wade loo ko mës a sikkee li ngeen bëri. am na ñu bëri ñu leen di dàkkantal ay tur tey ci di wax ne diw kuddu wala kii parce que ci rapport ngeen ko xamee ñun ñëpp nañu waxante dëgg Abdoulaye Wade tëj na fi ay ñoñam moo tëj Modibo Diop ba mu nekkee Azer moo tëj Bayla Wane ba mu nekkee Lonase ak ñeneen ñoo xam ne moo leen jàpp ndax kon du ñàkk volonté bu nguuru Sénégal comme ni nga ko waxee peut-être pour dem ci lancer boobu ñoo xam ne dañ leen a cité ci ay rapport tey dañ leen a mën nañu wax ne dañ leen a promis ci ay responsabilités yu gën a mag donc limal ma benn nit bu nekk ci nguuru président Macky Sall bu rapport épinglé au contraire moom mooy jël sax sa défense. c'est vrai parce que déglu nga ko 31 décembre li mu wax bañ ko waxee ci rapport wu affaire kudd bi lan la ci wax moom am na ci point de vue il a pris la défense or c'était plus simple que moom mu bañ a sax dugg immiscé wu ci loolu moom monté au créneau pour défendre muy te kooku ñoñam la moo tax mu défendre ko jox ko promotion mu nekk ministre ok au même moment rapport boobu dafa waxoon ne warut occuper benn fonction publique loolu la bindoon de ci rapport bi noir sur blanc xam nga kon jàll na kon moom ci rapport bi te bu leen sori boobu sax dafa sori da ngeen di fàtte ne OFNAC defoon na enquête ci ay trafic de permis Louga ñu jàpp ci ñetti nit kenn ki responsable politique APR la Mbour ñu relever leen jàpp leen dugal leen kaso kooku nekk responsable APR Mbour ñu jox ko liberté provisoire mu génn ci liberté provisoire président conseil des ministres PCA am na fi. parce que xam nga li may wax ni yëpp ay man nee naa leen du ma toog inventel président Macky Sall ay fait rek laa koy wax. ku tàppe ci net bi xam turam. ak contenu rapport bi dafa am solo parce que am na ñoo xam ne liiruñu peut-être rapport bi ak li ci nekk puisque bëri na mais bu ñu déggee lu toll ci 882 voitures yoo xamante ne am na ay commission naka la ñu mën a xaaree sax ba IGE di fësal loolu di ko jox le président de la République. président Macky Sall toog na fii ne de 2012 à 2018 on a acheté au moins plus de 400 milliards de voitures. ma ne ko mais ba pare na c'est du gâchis tapé sur la table di wax ma ne ko mais président ba ngay wax loolu président Zimbabwe nga woon nekk woon Sénégal. vous étiez le président de la République de 2012 à 2019 non yow war nga xam fan nga fa administration bi toll wala déet. parce que nag si vous êtes le président de la République vous êtes l'homme le plus renseigné du pays. boo demee ba toog ñuy jënd ay oto ba mu toll ci 400 milliards yow nga ci offisqué wu. mais boobu président Zimbabwe wala Zambie wala Burundi nga woon. wala nekk woon fii Sénégal te nga koy gis. tey est-ce que kon mënuñu njort ni président dafa amoon ay information ñun yu ñu amul woon parce que rapport yi génn fësal na ko ci oto yu bëri yi nga xamante ne ni jënd nañ ko. mais demal xam nga looy def li ma leen di sant dama koy wax fii seen benn caméraman rek
mën naa ko war benn place bu ma xam man mu dem rek mu photo mu filmer épave de voiture yu ñu def AD ay épave de voiture garage boo wër fii dama fa gis ay épave de voiture yu ñu def AD jënd oto da leen yomb et puis da ngay ñëw gis benn ministre looy soxla GLE looy soxla Mercedes looy soxla Range Rover loolu yëpp pour lan la looy soxla 88 fii ci remaniement bi passé am na ñu ne benn ministre boo xam ne dañoo dem këram gis fa au moins 6 ou 7 voitures de luxe yoo xam ne yëpp mi ngi ko gaaree ci biir këram loo koy doyee benn oto nga mën a war benn kër nga mën a dëkk benn lal nga mën a tëdd loo koy bërile te et puis xam nga tonton Bouba dafa waxul wax ji rek wala mu koy kii mais ñun dañ koy jaar ci dëkk bi gis nga charte bii ñuy wax nii moom xam président Macky Sall gëmu ko assises nationales yi mën a gëmu ko li commission nationale de réforme des institutions bi mu créé après son élection ak li assises yi def benn la jéey moo fa nekkoon amul Abdoulaye Makhtar Mbow même liggéey lañ gëm bu ko gëmoon du yàqaat xaalis foofu si commission te ñooñu sax ba ñu jëlee liggéey bi jébbal ko lan la leen wax daf na leen bon vous avez fait votre travail mais dama ciy tànn lu ma neex. Voilà. Et peut-être loolu moo tax Sonko professeur doon wax wàllub impunité mais tey bu yëf yi di law ban conséquence la mën a am ci citoyen lambda bi wala sax ci suñu ay partenaires techniques ak financiers. waaw balaa may tontu ci damay sax bëgg wax tuuti. allez-y ci may firndeel li mu wax man duma la nëbb dara doyen Amadou Makhtar Mbow. nijaay la keroog bañ ko waxee affaire CNRA bi man dama ko téléphone ma ne ko doyen man gëwuma ni ci am na lu ci nit di yokk man mosuma dem ci CNRA yi pour kii li muy wax parce que damaa gëm ni ku bëgg def ci lii te bëgg guddi yoon wi doo jaar fi donc damay firndeel loolu ma tontu ci laaj xam nga laaj bi nga laaj dem dafa am maanaam lan moo tax gaa ñi di def maatay ak di fuural kooku xam nga ku am xel sax dafa lay jaaxal day wax lu tax waaw moom nit ñi yow nga xam dañ la fal ba nga ñëw toog yow doo woon dara président bi man bu mu nekk étudiant man boobu maa ngi jàngale waaw keneen ak yeneen Diouf ba mu nekkee fii gouverneur la woon Maître Wade bu mu ñëw am na bu nga xam dafa doon jàngale université nekk doyen boobu du woon président bon nit ñi xam nañ ni ku ci nekk président itam daa am foo jógee du sa papa du sa maam du sa yaay moo tax nit ñi ñoo toog ni Pape Alé kat li mu wax am na mën a wóolu nañ ko bon lu tax maa tey bi loolu man dama ci bëgg wax sama xalaat xam nga man dama dellu ci li nga xam ni mooy jàngoro bi mooy buur bu dekki xam nga ñun président yi ñu am mooy buur bu dekki xam nga buur yi dañu deewoon buur bu dekkee dafa dekki dafa mel ne xamul fu mu nekk ñoom loolu moo leen dal parce que dañuy yaakaar ni leen neex ñu def loolu nag kenn daal laa gis ni mu dem ba ci biir xam ni moom mooy Mandela bi ñu ko falee mu xam fu mu jaar fanweeri at dugg ci kaso bee kër bu mu ñëwee ñu bari jaaxle nañu pourquoi góor gi bëggul toog lu yàgg dafa am lu mu xam am na keneen ku ma xam ci réew mi dama ko xam ni xam na loolu gisoon na ko man mas naa waxtaan ak moom mu wax ci loolu muy Cheikh Anta Diop toog naa ci bureau muy wax réew bu fekkee nit ñi jànguñu yeewuñu te organiser wuñu nga ñëw di leen jiite sax musiba la man kooku toog naa mu wax loolu moo wane ni ñun ñoo war a seet suñu bopp seet ñi ñuy fal ak ñi ñuy teg nan la fi ma fay daan nag mooy pour tontu sa question bi xam nga fit ak tiitaange moom mooy indi yëpp ku am fit mooy yow lii rapport yi ñu wax da ngay ñëw mu jaar ci noonu day metti nag parce que sa mbokk sa nijaay sa maam sa mën nañ ci bokk ba yaa ko jël xam nga dañuy ku bëgg a nekk imam waroo ragal ñu ni imam bi kat xaftaanam dafa xotteeku boo demee ba ni yow da ngay jiit amul sa rakk amul sa mag bu ñu ñëwee def la ñu loolu yow waroo ci dugal sa loxo bu dul loolu da ngay indi leneen loolu nag moom moo ñu dal parce que ñoom itam dafa mel nañu tiit xamuñu fu ñu jëm xamuñu loolu problème parce que tey jii ñoom ñëpp boo gisee ñooñu def njaaxum
bugguñu leen daaneel comme ni Pape Alé mooy dañuy wax waa man kii bu daanoo fu may jëm man. problème bi loolu la léegi nag loo tax xam na gars yi dañ leen war a yaatal yoon wi ñu mën a di dem te bañ a taal suñu réew. alors professeur. li dal Guinée. dal Mali bii ñuy wax. problème yooyu yëpp loolu la ñoom dañuy dem ba ëppale xam nga ne da ngay ñëg xam ngeen wolof lu yox ñëg ba mën a toog dellu gannaaw yow ngay puus rek di dem te kooku musiba la loo tax seen mbokk yi ñoom ñi toog si jal bi seen mbokk yi dañ leen yedd ñu xam ne loolu du wéy jaaduwul. mais est-ce que ñëpp seet nañu ci Jacques Habib Sy délégué général francophonie ñu tudd ko ci marché gré à gré bu toll ci 65 milliards te mu bokk ci société civile yàgg xeex lii du guerre est-ce que tey loolu du dindi crédibilité bu société civile ci xeex guerre. xanaa man barkaan tontu naa la dama ni la déggoo ma ni la ku deful ndànk sa nijaay sa maam sa tante ak sa xarit bi ngay doon liggéeyandoo mën naa am du ci set. waaye république comme ni ko Pape Alé wax mu mel noonu man toppatoo ma muy doon diw Masamba ma Demba mais man bi ma nekkee médiateur dama doon def rapport yoo xam ni dañ yenn saa yi su ma ay ñu ma xam su ma ay xarit mais dama lay woon ni la wax nañu lii de yaa ko def tontool bu dul loolu ma jébbal ko man bi ma jëkkee booba sax mu awma titre médiateur xam nga le problème bi ma jëkk réglé ci université lan la xaalis bu doon bari bu doon génn kenn xamul xaalis bi fu mu dem am ki jiite woo ma ni ma buuba ndax mën nga ma réer bi ma ne ko acca ñu dem ba ma demee ba def suma rapport bi bu soo demee ci archive yi foofu xëy na ma nga fa parce que rapport itam doo ko yóbbaale archive bu jàmbur la mais bi ma demee ba xam la fa nekk booba li ñuy wax fonction de service maanaam xaalis bi nga xam day génère ay mais xaalis bi kenn xamul nu mu toll xaalis bu bari booba yëf yi dafa doon door bi ma demee ba xam ni bëgguñu régler problème bi dama ni ko ki ma joxoon liggéey bi ma ni ko kii gaa ñi def si njaaxum yi soit nga woo leen yedd leen bu dul loolu ma jox ko journaliste yi lan demee mu woo leen ñu normaliser li ñu doon def man loolu man maa la ko wax booba sax amu titre waaye daf ma wóolu woon ni ma coow xaalis bi dafa bare ci kër gi ndax yow mun nga ko régler ma ñëw gis am na xaalis bi nga xam ni bii ci mbirum faj la yii ci mbirum pële du ma dugg ci détails yi kii moom xam naa affaire université xam ni ma wax bi ma demee ba xam ni affaire bi dama ko woo ni ko kii daal bu ñu gaañu normalul ma jox ko journaliste yi génne ko. en parlant de bu boobaa rek dañu normal. donc itam bon affaire yi. en parlant de mbokk république mooy loolu. en parlant de mbokk dégg nañ tey ci suba ci yenn kaay di wax ni enquête Petro-Tim bi daanaka tamit bouclé nañ ko loolu tamit nekk actualité te ñëpp xam nañ ni Petro-Tim tuddoon nañ ci rakku président de la république ñu def fi appel à témoin mu am ñu doon dem di wuy ji ñu jékki-jékki ba si yàgg dégg plainte contre X fi mu nekk nii daanaka toppatuñu kenn loolu tamit lan la leen di inspiré. Professeur, après, moi, je veux dire que je n'ai jamais cru à cette enquête. C'était une opération de blanchiment d'Aliou Sall. Point.